mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli sayyidina sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq niñ leen ko waxe woon démb tey ji ci ajjuma ji di juróomeelu fan ci weeru koor gi ñu fas yéene dalal kenn koo xamee ne ci liggéey bi la bokk muy Waagaan Fay di ku ñu xam fii ci biir dëkk bi ndax wàll gi nga xamante ne moom la war a waxtaane yàgg yëngutu ci gox yu bare bari ci biir Sénégal ak fii ci biir dëkk bi muy wàllu sécurité ak ni nga xamante ne noonu la xaw a tumurankee ci suñu jamono ji ak lu aju ci mbooleem wàllu googu noonu kon ni ñu ko waxee rek Sëriñ Waagaan Fay moom la ñuy dalal fii ci jotaay bi tey insha allah mu fas yéene waxtaane wàllu googu mu feggoo nag ak mbokkam moo xamante ne ni ci wàllu googu lay yëngutu di commandant brigade bu Darou Moukhty muy Fay moom tamit mi ngi nii toog insha allah bu fekkente ne sëriñ bi jeexal na ci waxtaan wi moom tamit gis na ko jox kàddu gi su ko defee mu am ab commentaire boo xamante ne dana ko def ci wàll gi nga xamante ne moom la Serigne Waagaan di waxtaane te ñoom ñaar ñu bokk di ci yëngutu kon bala ñu koy jox kàddu gi rek ni ñu ko baaxoo def ak ñi nga xamante ne ñoo ko fi jiitu woon dañuy xamle ci lu gàtt rek ay jaar-jaaram am njàngam ak ay yëngutoom ginnaaw bi mu jeexalee njàngum primaire am ak enseignement moyen ci lycée bu ñu tudde woon Gaston Berger bu njëkk te tey jii ñu gën koo xam ci Valdiodio Ndiaye loolu nag mi ngi nekk ci 1969 1970 ci la dugg ci armée ginnaaw bi mu duggee ci armée benn at rek la ci def 1971 ñu yóbbu ko fële ci Guinée Bissau ci xeex bi amoon foofu mu def fa ñetti at waaye ci 1973 ci la at mi concours gendarmerie dugg nag ci corps boobu noonu muy corps gendarmerie bi ñu àggee ci 1978 ci lañ ko njëkk yóbbu Casamance mu def fa juróomi at wala ginnaaw bi mu defee juróomi at ci gendarmerie ci la tàmbali nag nekk responsable ci wàllu googu nga xamante ne moom la yëngu mu jaar ci gendarmerie bu conk jóge fa jaar Caaroy jóge fa ñëw ko Yaraax jóge fa ci 1987 lañ ko indi ci Géejawaay ginnaaw bi yóbbu nañ ko fële ca Tambacounda ginnaaw bi ñu jëlee ko foofu tamit yóbbu ko Kidira jaar na tamit Dialokounda ba 1985 lañ ko njëkk a andi fii ci brigade bu Darou Moukhty mu nekk fi comme adjoint chef de brigade ginnaaw bi tamit ñu jëlewaat ko fii Darou Moukhty yóbbuwaat ko Caaroy comme adjoint mu jaaraat conk ba tey tamit jaaraat Yaraax ba ci 1992 nag lañ ko def mu nekk commandant brigade ñu andiwaat ko fii ci biir Darou Moukhty waaye ci 1996 lañu ko jëlewaat fii ci Darou Moukhty yóbbuwaat ko Yaraax lépp mu nekk foofu commandant brigade ginnaaw ba lañ ko jëlee Yaraax yóbbu ko fële ci Ndar ba ci atum 2001 ci la jël retraitem ci biir loolu am na ay stage yu bari yoo xamante ne def na ko jaar tamit
ci béréb yu bëree bëri ak ci réew yu bëree bëri mën nañ ci tudd fu mel ne Saint-Louis ca États-Unis ak fu mel ne Côte d'Ivoire ak yeneen béréb yu bëree bëri yoo xamante ne jaar na fa lépp rek ngir yokk ak aw jàngam ak xam-xamam ci wàllu sécurité ak wàllu googu nga xamante ne moom la yëngatu. kon ci gàttal kooku noonu moom la ñuy fas yéene dal fii ci waxtaan wi tey ji insha allah ñu jox ko nag tomb boo xamante ne mën nañoo wax ne lu mu xam la ndax lu mu dund la ndax 1970 ba 2001 loolu lépp ci wàllu googu rek la du yëngutu kon mën nañoo wax ne li ñu ko jox tey jii nii lu mu xam lu maîtriser la muy mu war a waxtaane ñàkk sécurité gi nga xamante ne moom la ñuy dund suñu jamono ji nga xamante ne moom la ñu nekk. kon ci njëlbéenu waxtaan gi incha allah danañu xamal bu ñu waxee sécurité lan lañ ci jublu lan mooy sécurité. ñaareel ba tamit danañu xamal wàll yi nga xamante ne ci la wàllu sécurité war a am muy lu jëm ci nit ki ak alalam ak environnement bi nga xamante ne ci la nit kiy dund. ñetteel bi tamit danañu indil loi yi nga xamante ne li nga xamante ne moom la loi bi prévoir pour aar nit ki aar alalam aar environnement bi nga xamante ne ci la nit kiy dund ak lépp loo xamante ne nag aju na ci loolu. kon loolu waxtaan wu am solo la woo xamante ne kenn koo xam képp koo xamante ne ab citoyen nga war nga koo xam war a xam li nga xamante ne moom la yoon sant war a xam tamit li nga xamante ne boo defee li la yoon sant ba noppi ak yooyu moom nga am. kon yaakaar naa ni incha allah waxtaan wu am solo dana wax ne ku ko déglu tey jii da nga ci jëlee ay bind yoo xamante ne dana la jëriñ kon dañuy def rek mooy dañ koy jox kàddu gi incha allah xam naa ne fàttaliwaat mbooloo mi rek ne ñu ngi jéggulu ci ñi nga xam ne andi woon nañ fi ay laaj ci ñaari fan yi weesu te temps bi mayuñu ñu tontu ci laaj yépp xam naa ne ñàkkul ñi nga xamante ne ñoo méngoo tontu laaj fiqh yi incha allah même laaj yeneen yi nga xamante ne aju ci fiqh sax am na ci yoo xamante ne jox na leen ko incha allah bu ñu tontuwaale laaj fiqh yi laaj yi nga xamante ne moo fi jàlloon ci ñaari fan yi weesu dana ci am laaj yoo xamante ne incha allah danañ ko tontuwaale. kon ñu bàyyi xel ba tey tamit laaj rek bu waxtaan wi jeexee danañ jox ni ma ko waxee woon ci njalbeen commandant de brigade bu Darou Moukhty muy fay moom tamit bokk ci yëf yi bokk ci kër gi di yëngutu ci wàllu googu incha allah danañ ko jox kàddu gi moom tamit mu am commentaire boo xamante ne dana ko def ci lii nga xamante ne moom la Serigne Wagan di waxtaane xam naa ne ñu fàttali rek ne ba léegi xaj na dañoo jotagul programme rajo yi nga xamante ne ñooy teg waxtaan wi ci heure yi nga xamante ne ñoom ñoo ngi koy teg waaye nag ñu fàttali rek ne Darou Moukhty FM en direct la def waxtaan wi te bis bu nekk moom dana ko rediffuser diggante 13h30 jàpp 15h naka noonu Diso FM Lamp FM RTS Touba Mbacké Walfadjri Sud FM RFM Jant bi rajo Touba International ak Bawal Média ak Touba bu dee ci internet bi Touba Vision ak Touba Info ak Al Azhar Touba.com ak Murid TV ak Xasida online site internet yooyu yëpp ku ci dugg incha allah da nga mën a ànd ak ñun waxtaan wi naka noonu Touba Média Bawal Média ba tey tamit yooyu yëpp incha allah danañ jàllale waxtaan yi nga xamante ne moom lañ fi def xam naa ne ñu fàttaliwaat mbooloo mi rek rawatina ñi nga xamante ne ñu dëkkee Darou Moukhty di leen gën di ñaax rek ñu ñëw di teewe waxtaan wi waaw ndax loolu da ciy am solo lool ñëw di teewe waxtaan wi loolu moom ñu ngi koy sàkku ci mbooleem koo xamante ne yaa ngi dëkk ci bi dëkk bi rek incha allah kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox Serigne Wagan Faye kaddu gi yàlla na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi kii borom daaru fii tey muy Serigne Cheikh Khady Mbacké di ci teg ay rakkam di ci teg ay doomam ñu mag ba ci sët yi
di nuyu bokk taalibe yi di ci jiital séeréer si nag tey gis ngeen mooy maanaam woo ancien commandant brigade ak commandant brigade bi fi ne ñu woo leen ngir ñu waxtaanal leen ci loo xamee ne mooy seen métier guddi ak bëccëg. dañu wax ne gendarme boo ci xesee ba dugg ba bañ ngay faatu dootoo ci génn. deuxièmement dafa am loo xamee ne daf ma boole ak dëkk bi te mu jaaxal ma 1973 laa njëkk a xam sëriñ Koso Astulo sama xarit la woon rekk nag mu fexe ba indi ma màggal Daaru Musti bi may ñëw maa ko jiitu dugg ci horaire Jaañ benn chauffeur bu ñuy wax Jaañ bi ma ñëwee néegu ñax bu mag laa fekkoon ci digg kër gi foofu laa fekk sëñ Modou Balla mu toog ma ànd ak sëriñ Koso nuyu ko sukk ma nit ma nuyu ko sukk parce que xaw ma woon loolu la ma xamoon mooy jox la loxo taxaw ne jàdd di la xool loolu laa xamoon ma nuyu ma gis sama sëriñ wàcc nuyu ko ma wàcc nuyu ko foofu keroog laa ko jëkk a jox loxo keroog laa xam sentir sama yaram aussi ne am na lu ma boole ak Darou Moukhty ndax 3 ans après ñetti at laa dellusiwaat Darou Moukhty bi ma dellusiwaatee ma fekkaat sëñ Moodu fa ma ko fekkoon position ba mu toogee woon ma nuyoog moom man ak moom ak sëriñ Koso ñu nuyoog moom mu ne kii mooy sama xarit moo fi indi woon at yële ca gannaaw gendarme bi mu jël sama loxo jël loxo sëriñ Koso ne ànd leen ku loolu moo tax loolu moo ma boole ak sëriñ Koso ma ñibbi Dakar ba 75 bi ma ñëwee 75 ma ne benn bés ma ne sëriñ Koso Kara Diop mu ngi nii di ma dégg Sarsara ak beneen Kara Diop bi dëkk fii man leen damaa bëgg a gis sëriñ bi ni ma lan la man leen man daal damaa bëgg a jébbal boobu nag gëwuma dara rek gëwuma ko lu du sama bopp rek laa gëmul ma ne damaa bëgg a jébbalu mu ne ma ah baax na ba sëñ bi génn ba sëñ Koso génn ma ne ko sëñ bi damaa bëgg a jébbalu mu ne ma léegi bàyyil ba samedi ma boole la ak Kara s'il le faut sax ñu ànd koo bëgg ci Daaru Muxti ma yóbbu la fa nga jébbalu ma ne ko su ma la weesoo damaa dof ma ne ko su ma la weesoo rek damaa dof man yow laa bëgg nga doon sama sëriñ loolu moo ma boole ak sëriñ Koso loolu dama ko doon wax pour ñu xam ñi xam li ma fi indi parce que sëriñ Koso amoon na doole ji toll nii fu mu bëgg nit ñu affecté ko fa danañ ko fa affecté loolu nag bokkoon na ci contrat bi ma waxoon ak moom ma ne ko suma carrière bu ci dugg bàyyi ma defal sama bopp ma defee sama xam-xam sama carrière bu ci dugg mukk bu ñu demee nag ba bëgg maa bënd xataal nag nga soo ko wax waaye li fekk maa ngi man bu ci dugg foofu laa signéantoon contrat ak sëriñ Koso te moom la respecté donc loolu mooy li ma détail bi ma bëggoon a préciser tuuti ci biographie bi léegi nag li ma bëgg ñu waxtaane tey moom la ñuy wax la sécurité nag moom dafa di concept bu yaatu maanaam thème bu rëy la dafa bari ay pàcc ndax sécurité di nga ko wax ci nit ki wax ko ci alalam wax ko ci environnement am nit ki mooy lan moo ko war a aar ba dara du ko dal gannaaw yàlla lan nga war a def yow en tant que nitu yoon lan nga war a def ba alalam du dem lan nga war a def ba dëkkuwaayam aussi neex mooy ñetti yi nga xamee ne ñoo ëmb sécurité boo xamee baat boobu nga soog a ñëw nag ci sécurité nit ki moom ci boppam fii dafa am loo xamee ne moom la ñu waroon a gën a cultiver ci dëkk bi te defuñu ko mooy lan mooy dañu war a xaajaat dëkk bi ay pàcc yu gën a ndaw
ba ñi bokk quartier mën a xamante bu ñi bokk quartier bu ñu xamante bu gan duggee ci quartier bi danañu ko xam bu ko defee ñu def ko ay délégué de quartier yi di jokk ci Serigne Cheikh Astou Faye Serigne Cheikh Astou Faye di jokk ci Baye Cheikh kon day yomb loolu mooy répartition ci espace bi nga dëkk mooy environnement bi nga ñëw nag ci nit ki ñu am discipline boo xamee ne danañu permettre heure yoo xamee ne heure dox la ak heure noppalu la ak respecter daal sa bopp ak sa voisin su ko defee au lieu que ngay dégg dara kër jàmbur naan loolu moom lu fa war a xew di yurndu te bañ a jëm seeti la fa xew nga ñëw seet si ko ba xam ndax mu ngi ci jàmm am déet waaye da ngay dégg fii guddi jigéen di yuuxu ci kër keneen tëdd ci wetam yoonam du ca ne pourtant nag la ko dal mën na la dal ëllëg lakku mbopp la xaw ma nu ngeen ko waxee yéen wolof bu kër gi bu tàkkee rek kër gi ci nekk dana tàkk donc loolu aussi bokk na ci li nga xam ne moom lañ tuddee la protection individuelle nit ki ci boppam da nga ko dañoo war a suude war a bokk nekk benn alal ji itam waruloo ñëw ci marché bi par exemple nga ñëw fekk ñuy jaay semoir nga gis semoir bi di ko waxaale te mu wóor la ne semoir bi fay mais moo ko moom nga waxaale ko ba pare ci saa si dem seeti am sa kase mu pentiral la ko nga daal yóbbu sa kër loolu aussi bokk na ci protection wu sa voisin da nga ko war a jàppale ci li nga xam ne moom ngeen bokk muy dëkk bi nga dem ci au plan social sécurité dem na ba ci soo dajeeg juru jàmbur ci àll bi léeg-léeg nga dégg fay mi duma bàyyi ma wax da nga gis ku ñëw di kalaame mu naan man daal maa ko gisoon mu romb fii ak béy bi boo ko wóor na ne kay yow moomul béy wi diwoo ko moom mais bu mu la romb bu la rombul wax ci jet waaye mooma romb fii débb ci takkusaan béy wi mu yor daal niroo na ak béy wi fay moom loolu da ngay gën a yokk coow parce que wax mooy jéem a dindi wax rek te wax moom mënul dindi wax fenn donc loolu aussi bokk na ci loo xam ne nit ñi war nañu góorgóorlu di ko def muy intérêt yi nga xam ne ñoom ñooy voisinage bi li nga xam ne moom laa bëgg ñu dolli ci mooy wax naa léegi ni ñuy daggee quartier yi pour mu yomb waaye itam nit ñi war nañoo jàng culture dénonciation mooy fay mii xam na ne ngoon gu jot am na borom saret bu may indil yàpp tooy xepp danaa joxe misaal pour nit ñi xam à peu près li may wax Daaru Musti gii la xewe ci man mii la dal ak ku dëkk ci dëkk bi fii léegi toxu na Touba waaye peut-être ay doomam wala ay sëtam ñu ngi koy dégg du ma jaar ci tur nag dama gis seetlu woon altine bu jot ak alxames bu jot mu ñëw jënd kilo yàpp mbaa ñaar du sol lu tilim foo ko fekk mu ngi sol lu set kooku war na am lu muy def nawet du la romb dem tool nawet bu jotee du la romb dem tool yére yi set lay sol di lekk lu baax te man may toll ci brigade bi toujours di ko gis buy jënd yàpp ma ne gars yi nañ seet kee lu muy liggéey waaye ban ko seetee gis nañ li muy liggéey te tax na biñ jëflanteeg moom abal nañu dëkk bi loolu nag li koy may mooy dama bëgg ñu xam ne gendarme bi wala alkaati bi du jinne du malaaka lu mu xam dañ ko wax donc gendarme bi war na toujours ñu koy jox information pour muy mën a xam li xew ci dëkk bi am na ñu nekk ci dëkk bi fii ñoo xamee ne jamono amoon na fi dama leen sasalan ku ne téeméer laa la jox ku ne ma jox la téeméer bés bu set waaye nag dañoo sarto leen de bés bu set nga indi ma renseignement soo indiwul renseignement doo am téeméer bés bu set mu indi renseignement dem nañ ba jëmmi jamono
mu am ci ku ñëw ku reelu ñëw ne ma diw de ak diw jëkkëru diw dañ doon xeex démb xam nga loolu amul ma benn njëriñ waaye pour wan la rek ne mu ngi suivre consignes yi nga xam ne moom lañ ko jox pour ma mën a xam li xew ci dëkk bi donc dama bëgg a indi ne gendarme bi dañ ko war di jox information waruñu koo ragal dañ ko war a jege ji dañu war a jëm ci gendarme bi parce que boo jëmee ci moom mu jële ci yow nga jële ci moom parce que balaa ngaa tàggoog moom dana lay yee ci yan technique nga war a adopté léegi pour bu ëllëgee leneen parce que dana xam ne il faut nga am foo juum mu jéem laa jubbanti soo fa nga xam ne def nga ko ba mu baax mu encouragé la foofu loolu bokk na ci li nga xam ne aussi mooy concept sécurité buñ demee nag ba nga xamee ne yooyu yëpp nit ñi comprendre nañ ko nañ xam aussi ne nit ki war naa xam lan mooy droit am ci biir sécurité bi su fekkee ne da nga am fukki xar nga dugal leen ci barab boo xamee ne amul sécurité maanaam sàkketu gattax la kërug séeréer la waaye jaayal say nelaw gannaaw amoo mur bu baax del nelaw bëccëg di xoole guddi su ko defee sa alal du dem wala boog buñ la yàqalee nga mën a topp ki nga xam ne moo la yàqal ba ëllëg duñ ko dolli am na fii ci tund wi dëkk yoo xam ne kenn du fa sàcc parce que boo fa sàccee dañ lay topp ba mu jeex ba ñu gisaat seen alal loolu bokk na ci concept sécurité fulla ak fayday toppatoo sa alal ba mu ñoŋ loolu aussi concept sécurité la nga dem amoon na fi jamono du ma tudd benn xeet mais am na fi xeet woo xamee ne aada la woon ci ñoom boo demee ba toll ci waxambaane war a toll ci léegi ñu sa yaay wala sa papa takkal la jabar ngay kafe jël sa alalu nijaay wala nga jël sa alalu maam waaye am polo woon aada la woon ñu di ko def waaye nag dafa am ñu rax aada bi ñi rax ba dugg ci aada bi masalan waxambaane séeréer yi ci dugg ñoo ko yàq ñoom laa mën a wax ndax ñoo bokk ak man ñoom ñoo yàq affaire bi parce que ñooy yombal rawale bi waaye am na xeetu càcc yoo xam ne bu njëkk ba kenn daaw ci jàpp nit pour di ko yóbbu fenn dañ lay jàpp nga delloo li nga jël wax ji jeex loolu amoon na fii ci jamono waaye nag bu demee ba nga xam ne léegi dañ ko bëgg a def profession ba di ci reyante di ci rey ay nit loolu ça devient extrêmement grave te loolu li koy def nag mooy il faut nit ñi jege gendarmerie pour ñu xam lu ñuy yendoo ak lu ñu fanaanoo buñ ko xamul du sotti aussi donc war naa ñoo wax aussi ci affaire sécurité booy topp sa alal noo ko war a toppee toujours ci biir sécurité la parce que bu fekkee ne dañoo jël sa alal nga dem gendarmerie déclaré ko gendarmerie di seet ngay seet nga toog ba jëmmi jamono nga ne ah man daal banaa benn waaye jóge fële ca àll ba ñëw ne la boo ma joxee 40 000 ma génneel la sab sàcc mais sàcc baa ngi noonu jaratul sori lu tax yow doo dem ci commandant bi jox ko turuwaa ji ndax da ngay naan rek dégg naa ne diw am na ku ma wax ca bërëb sàngam doo nangoo jaar ci tur am na ku ma wax ci bërëb sàngam ne nii ak nii ak nii ak nii au lieu que li nga am ci preuve yëpp nga yëkkati ko teg ko ci loxo commandant brigade bi da nga koy wër-wërloo ki la bëgg a dimbale nga di ko wër-wërloo mais day bay donc dénonce dafa baax wax mu jeex ñu topp ko mu leer bu jeex loolu bokk na ci li nga xam ne aussi lu nit ki war a góorgóorlu dugal te mu bokk ci conceptu sécurité justice aussi ba tey ci biir sécurité bi parce que bu amuloon justice sécurité bi am da ngay am sa problème nga dem tribunal ñu àtte leen jox la dëgg waaye ci ëllëg sa wala ci gannaaw ëllëg sa nga gis waa ji muy dem nga ne ah dañ ko neexal dañoo def nii dañoo def na boo xamoon la tax mu def loolu magistrat bi def loolu da nga ne ay la yéwén parce que li ciy dugg lépp xajul ci waxtaan naa leen ci misaal naa leen ci mosal tuuti rek
masalan nga jàpp sàcc bi yóbbu ko tribunal commandant brigade bi def enquête am ba mu jeex mu defeere ko mu dem tribunal procureur jot PV bi daal di ko teg mandat de dépôt ñu jàpp date pour juger ko président ci diggante bi juge d'instruction wala président tribunal jot na ci dossier bi léegi atte moo des ñu atte ko bàyyi ko mu dem nga ne nag gaa yi defuñ seen liggéey na nga xam ne d'abord kaso yi doyuñ ci réew mi kaso yi doyuñ ci réew mi magistrat yi seen bopp doyuñ ci réew mi force de l'ordre yi mooy auxiliaire de justice yi muy gendarmerie di police di avocat di huissier ñoo ñëpp ay auxiliaire de justice la ñoo bokk benn tur ci kanamu yoon bu nu wéetee la ñu am seen turu bopp waaye ci kanamu yoon benn lañ tur ay auxiliaire de justice la ñooñu ñëpp su amee fu mu sooxe tuuti rek mën a feeñ ci benn procès donc nekk na loo xam ne il faut que nit ñi di jege justice pour mën a xam ni muy doxee prison bu war a def 30 personnes danaa jox exemple u Bambey ba may nekk Bambey 30 personnes détenues mooy maximum man 80 laa fa bàyyi fu 30 personnes war a tëdd nga fekk fa 80 loolu bari na donc yooyu mooy tax politique bu justice bi mu am yu bari yoo xam ne dañ ko obligé di ko bàyyi pour mën a woyofal kaso yi wàññi kaso yi et puis da ngeen dégg aussi droit de l'homme yi waa droit de l'homme di wax naan dañoo def nii droit de l'homme lii droit de l'homme lii droit de l'homme la donc loolu yëpp bokk na ci loo xamee ne day tax ça ne veut pas dire nag que ne damay amender maanaam action de justice yooyu mais dama bëgg a wax ne lu ci bari loolu dina ko génnee dana tax ñu comporté wu comme ça beneen point bi aussi mooy délinquance bi day changer en fonction milieu bi li xew Daaru Musti mën naa bañ a xew Ndoyeen mën naa bañ a xew Saam Yabal mën naa bañ a xew feneen moom boo ko laajoon tey commandant brigade boo ko laajoon côté bu ne ban xeetu infraction moo fa ëpp xam na ko bind na ko teg na boo ko waxee lu jëm ci loolu dana xam ne foofu la jógee boo ko waxee lu jëm ci lu bokkut ak loolu dana xam ne xëy na jàmbur ak gana ko fay def wala yu mel noonu donc pour dire que sécurité dafa yaatu mën nañ ci wax fii ba suba ba gannaaw suba bunt bii laa ci bëggoon a dugge ak yéen pour ngeen xam à peu près lan la ñu teg ci ndoddu nit ki pour que d'abord mu respecter loi bi aussi aar ko fañ ko war a denc ñu denc ko fa mu doy li mu war a def ñu teg ko mu xam ne mooy daanam su mu fekkoon ne par exemple wax naa ko ci wolof yi neexul waaye li ma bëgg a wax ci li ma bind ci tubaab mënuma ko wax ci wolof ba mu jeex waaye ngeen xam rek ne sécurité mooy neexal dund boo amul sécurité sa dund du neex parce que foo dem yaa ngi tëj lu tax ngay tëj sa néeg bu fekkoon ne bëgguloo sécurité doo tëj sa néeg mais boo tëjee sa néeg parce que wóoluwoo environnement bi lan la mooy dëkkandoo yi aussi bu ñuy tëju seen kër dañoo wóoluwul biti bi mooy lan mooy village bi ainsi de suite dañ koy toppee ba réew mi jeex mais li nga xam ne daal moo am importance mooy en matière de sécurité ñëpp dañu war a def nii di joxalante xalaat di joxalante xel jege gendarmerie di ko wax li ñu bis ci lu bees ci tund wi loolu mooy li nga xam ne moo am importance en matière de sécurité fay bu fekkee ne am nga loo ciy doon. man nag li ma gën a tëlee mooy wax ci biir nit loolu moom mënuma ci lu bari donc mun naa répondre ci question yi mais yaakaar naa ne amatuma lu bari lu ma ci teg parce que ni mu ko waxee dafa leer léegi ku poser question rek man mun naa tontu incha allah maa ngi jégalu nag ñàkk mën a wax ci biir nit moo tax. fay duggee fay wax na leen aussi li mu bëgg a def dama cee bëgg a wax rek ne yéen ñii bu gendarmerie bi amul moyen yéen waa Darou Moussi am ngeen ci part de responsabilité il faut que yéen ñëpp ku ci nekk domaine ba nga nekk surtout nag équipe bu bees bii ñëw lii ma dégg ñu ko tuddee xaw ma mairie lay tudd xaw ma lu mu tudd waaye ñooñu buñ bëggee seen sécurité baax
nañ jàppale gendarmerie ci moyen parce que moyen mooy mën a tax gendarmerie bi liggéey. maa ngi fàttaliku ci jamonoom amoon na fi en 1986 fin 86 ba ñu jógee ci fin 84 ba ñu jógee dañoo ñëw seet ci sëñ Abdou man maa jóge ci brigade bi nekk adjoint commandant brigade ma ñëw seet ci sëñ Abdou waxtaan ak moom comme 11 heures la daan ubbi ma ñëw ne ko sëñ bi de dafa am loo xamee ne dama bëggoon nga dimbali ñu ci mu ne ma loolu lan la ma ne ko suñu oto bi dafa màgget ci paan la dëkk suñuy machine baaxatul yu brigade bi daal daanaka biti comme marché rek la mu daal di ree daal di ne mbeng wuyu ko mu ne ko kaay mu ne jox ma papier en tête foofu mbeng jox ko papier en tête mu talal ma nii papier bi dama am demal bind li nga bëgg yépp nga indil ma kayit li ñu bëggoon ci brigade bi yëpp ñu bind ko bind nañ ba bind biwaar sax xam ngeen biwaar élèves yi xam nañ biwaar moom loolu nga xam ne boo ko dee ci daaj mu wow loolu sax bind nañ ko pour wane ne rek amoon na implication ci liggéeyu brigade bi ñu jëlee lettre bi ma bindee lépp ñëw di ko liiral bëgg a tàmbale ba ma liiree benn baat bëgg ko wax ci français mu ne ma jàngal rek ma jàng ba lettre bi jeex mu ne ma lemal ma lem mu ne ko mbeng mu ne ma mbeng jox ko enveloppe mbeng jox ma enveloppe ma lem def ci collé mu ne ma demal yóbbu poste moom ci boppam moo ma jox 500 francs yi ma ko posté moom wóor na ko ne am naa lu 500 yi ma ko posté waaye daf ma bëgg woon ne ànd na ak man ci li ma bëgg mu jox ma 500 ma dem poste ko 3 jours lañ ci teg ñu convoqué ñu ma ñëw ñu ne ma lii nga bëgg yëpp boo ko waxoon jarut jaar ci sëriñ bi lu tax loo ciy jaaree ci sëriñ bi mënoon ngaa ñëw fii directement wax ñu ko ma leen déet ñun moom lañ yaakaar bind nañ def nañ lu ne fekk na yóbbaale naa un lot de rapport benn lot rapport laa yóbbaale woon ñu gis rapport yeeg yëpp ma ne leen ñu ne ma nag léegi li nga bëgg li sëriñ bi wax yëpp dañ la ko jox ndax fekk nga bi ñu bind lettre ma leen déedéet sëriñ bi daal moo ko xalaat bindal ko bopp mu ne ma kon sëriñ bi xam na brigade bi ma ne ko xam na li fi ne 56 ba léegi moom ñoom la mu ne baax na ci lañ ñu jox benn 505 tangel bi mooy bu gudd bi nga fekk ci xaw ma ndax fekk nga ko xaw ma fekkoo fi carcasse bi toog na fi ay at ci la ñu jox 505 bu bees jox ñu ay machine ak yépp loolu yépp dama ko wax pour wane ne population bi war nañoo jàppale commandant brigade bi kooku moom dafa xamoon la muy def waaye Cheikh itam même chose loxoom génnul ci liggéeyu commandant brigade loolu mooy tax mu am courage yu continuer moom moo tombeek jamono yi Baye Cheikh man ma tombeek jamono yi sëñ Abdou Khoudoss waaye wóor na ma ne lii may wax moom moo ne ci xelam rek c'est la même chose donc yéen ñi tukki tous ceux qui ay les voyageurs de commerce là mooy tukkikat yi xam ngeen ne la xew ca biti amul fii ñaari nit benn oto moo fa am loolu nag mooy la vraie sécurité foo ko wooyee minute mu ñëw aussi bu nit ñi découragé di woo gendarmerie ñu woo la yéex a ñëw nga mer déedéet parce que bi nga koy woo xamoo ci lu mu ne boo ko wooyee ba mu wuyu la nga ci wax ju teey nga wax ko li nga gis wala li nga bëgg moom dana la mën a tontu jël heure bi nga ko jël bu fa borom kër gi newul bu borom kër gi ñëwee dana ko mën a rendre compte bu dee lu muy agir ci saasi la dana ko def mais li bon mooy woo naa gendarmerie kenn wuyuwuma wala woo naa gendarmerie négligé nañ ko loolu c'est pas bon loolu aussi lu ma bëggoon a leeral la ci li nga xam ne moom la nit ñi war a jël comme comportement nit ñi dañ ko war a def seen affaire bopp lañ ko war a def waruñ ko def seen affaire keneen la sécurité elle doit être personnelle yaa ko war a moomal sa bopp yaa ko bëggal sa bopp yaa koy defal sa bopp loolu daal moom laa bëggoon a wax sëriñ bi bu fekkee ne sëñ Mbow. jërëjëf Wagan Faye ci leeral yu am solo yooyu nga ñu indil
ci turu muassasatul wafa bi huquqil iman ñu ngi lay sant bu baax cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee wante amul fu mu yem. waxtaan wi nit ñi ittewoo nañ ko lool yàlla xam na ni day taw waaye kon jumaa ji dana bari mbooloo lool waaye bi nga tàmbalee ba léegi dafay taw lu baree bari waaye kon fi fépp dana fees ndax nit ñi sécurité da leen a itteel lool rawatina dëkk bi. ba tax na waxtaan wi nit ñi dégg nañ ko te bàyyi nañ ko xel dégg gi ak bàyyi gi xel laaj yu bari yi moo koy mandargaal mooy mandargaal ni dégg nañ waxtaan wi te bàyyi nañ ko xel. mbokk mi nee na dafa bëggoon nga dimbali ko rek leeral ko maanaam gendarmerie ak police lu leen wutale ak kenn ku nekk lu nekk rôle am maanaam gendarmerie lan moo nekk rôle am police lan moo nekk rôle am ak lu leen wutale ñoom ñaar. waaw gendarmerie ak police benn liggéey bi ñoo ko bokk li ñu bokkul mooy ministère bi ñu nekk. alkaati bi ministère de l'intérieur la nekk gendarme bi ministère des forces armées la nekk taarixu gendarmerie moo mag police ndax gendarmerie li ko indi baatu tubaab la gens en arme mooy borom ngànnaay yi bu ñu demee nag ba mu yàgg nag lañ soppi tur wi def ko gendarmerie mais gendarme lañ doon wax rek les gens en arme mooy ñi nga xam ne buur bi da daan tànn ci biir dag yi ñoo xamee ne da leen di jox ngànnaay ne leen yéen aaral leen ma dëkk bi ñooñu mu jox ngànnaay ñuy aar dëkk bi ñoo nekkoon les gens en arme loolu moo indi gendarme waaye balaa moo tudd gendarme sax maréchaussée la tuddoon maréchaussée li ko indi mooy ay warkatu fas lañu woon ay gaay yu xarala ci xeex ci guerre ñoo daan jiitu bu xeex bi tàngee ñooy jiitu bu ñu demee ba ñoo ñu tële ñu wàññi leen ñeneen jàppaleen ñu dem noppalu ji ñoom ñoo nekkoon la maréchaussée seen colin ci biir armée bokkuloon ak soldats yi te ba tey soo seetloo gendarmerie yéen ñëpp laa bëgg ngeen seetlu ko su ngeen fekkee mbooloo taxaw mu am ay soldats am ay gendarme am façon bu ne am alkaati seet leen rek ñi jàkkaarloo ko yéen ka leen gën a féete càmmoñ gendarme lay doon ka leen gën a féete càmmoñ gendarme lay doon jërul seet ndax foofooy place am dañuy wax ne gendarme day taxaw en avant et à droite de toutes les troupes maanaam fu mu taxaw ku mu mën a bokkal bu taxaw jotee rek jàkkaarloo mu dem jëri place am ak bu doon caporal sax ak bu doon ab général ak gendarme day dem place am général bi dem place am loolu tarix moo leen ko jox en avant et à droite de toutes les troupes mooy ci kanam ak ci ndeyjooru ñi mu fa bokkal nekk seen ndeyjoor ñoom mooy sa càmmoñ ñëw yow mi jàkkaarloo ñoom loolu moo tax boo jàkkaarloo ak ñoom ku la gën a féete càmmoñ mooy gendarme kooku mooy un. deuxièmement comme bokkuñu ministère kon alkaati bi bokkul forces armées comme bokkul forces armées du bokk ak gendarme bi niñ leen di atte léegi lañu changer statut bu police ba tax léegi justice militaire am yenn infraction yoo xamee ne dana ko tax mu jot ko mais gendarme moom gendarme militaire la policier du militaire mais nag liggéey bi devant la justice ci kanamu justice ñoo ko bokk parce que inspecteur de police bi ak gendarme bi ak alkaati simple ba ñu yóbbu ci rond-point bi ñoom ñépp justice la ñuy liggéey foofu itam différence ba fa justice indi mooy gendarme bii tey bu ko fay yónnee mu dem circulation mu dem fekk fa sëñ Abdou Khoudoss Diop def infraction mu nangu permis yoon moo ko may bu dee nag ka ca des
yoon may ko mu nangu permis bi yoon da ko may mu joxe ji permis bi bokkul. kii yoon da ko may mu nangu sa permis def sa procédure yóbbu la ci yoon ak signature kilifaam. kee nag kilifaam daa ne ca bureau ba moom mu ne ca taliba nga def infraction mu ne coret sa permis yóbbu ko ba ca kilifa ga kalaame la fa ne diw mii kat maa ko gis mu def nangam ak nangam ak nangam kon xam nga bokkuñ. loolu mu ngi ci code pénal article 69 70 71 45 46 49 loolu moo wutale alkaati yi ak gendarme ci kanamu nit ku def infraction. def naa. jërëjëf laaj boobu leer na bu baax ci mbokk yi ko bëggoon a doon sàkku kon leer na bu baax diggante gendarme ak police li leen wutale waaye ni nga xamante ni ci kanam yoon itam noonu la ñuy taxawee. nee na mbokk mi nee na bi mu rafetloo waxtaan wi moom itam daf doon laaj yow ban xalaat nga am wala noo gisee ñi ñuy wax ay receleur te mooy ndey sàcc ñi nga xam ni ñooy nekk ci dëkk bi ku sàcc jombul ñoo la koy mën a dencal ba nga ndax sàcc buñ koy wax faaw ndey sàcc mooy ki koy mën a dimbali ba tax mu mën a jàll ñooñu itam ban gis-gis nga ci am ci wàllu sécurité bi nga xam ne moom ngay waxtaan tey. waaw receleur nii ko wolof tuddee tur bu ko gën a jub amut tur bu gën a jub ndey sàcc amut. boo demee ci kër yi am na jigéen ñu am ñu njool am na jigéen ñu gàtt am na jigéen ñu am yaram am na jigéen ñu sew receleur ponkal yi itam am na ñu ne ci diggante bi am na ñoo xam ne du ñu receleur yi dara maanaam dara da leen di romb ñu dugal seen loxo fekk dara duñ ci am benn intérêt. receleur bi tax ñiy wax mooy ki nga xamee ne daf ko def métier daa toog fee ca taatu guy ga ku ñëw marché daaru mu fexe ba dugg ci biir dëkk bi ñu indi la marchandise nga jottali ko waagaan maa nga jottali ko Moussa Ndiaye maa nga jottali ko keneen ba marchandise ma sànku kooku bokk na mën nga ko tuddee receleur parce que receleur léeg-léeg receleur bi day nekk co-auteur day dem ba jëf ji ëpp ba dootul bokk ci recel bu bokk ci co-auteur maanaam bokk ñi ko def bokk ci ñi def infraction bi waaye recel daal mooy kuy jéem a rawale alalu bu jóge ci càcc kooku mooy un receleur. am na nag loolu ñuy wax receleur de bonne foi koo xamee ne yàlla seede na ne ba mu cay dugg xamu ca dara waaye nag yoon xàmmewul loolu fay mii bu la jàppee du ci xàmmee loolu dala jàpp yóbbu la tribunal boo demee ba tribunal ñoom la yoon may ñu interpréter loi ne wax dëgg yàlla teyu ko wala comme gulee tam ne nañ ko baal loolu yoon moo ko man mais gendarme bi toog wala alkaati bi toog di la enquête yoonam nekkul ci yaa ko tey wala teyuloo ko parce que buñ ko defoon duñ ci du sotti duñ ci génn mukk kon brigade day fees dell ak commissariat yi loolu moo tax duñu may gendarme bi mu interpréter loi gendarme bi wala homme de tenue bi bu mu ci mën a doon moom dafay appliquer la loi fii kenn du fi jaar jeex na duñ jéem a seet lu tax kenn du fi jaar soo bëggee xam li tax kenn du fi jaar na nga fi jaar bañ jàpp la buñ la jaaree boo ñu la jàppee ba yóbbu la di nga xam lu tax kenn du fi jaar loolu mooy le recel daal noonu laa la ko mën a tënkale. jërëjëf kii nee na ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi daf doon laaj ku gis koo xam ni wóoluwoo ko ci aw melokaanam maanaam jàpp nga ne xaj na daa yor yi fi jàmbur wala yu demee noonu léegi nan nga war a mën a jokkoo ak gendarmerie ba fexe ba wax leen ko wala nga gis mu yor lu mel ni ak jur wala yu mel noonu wala muy dox waxtu woo xamante ni wóor na ni waxtu bii moom doonul waxtu koo xam ni kuy dox lu jub mi ngi koy dox nan nga war a mën a jokkoo ak yoon ba yëgal leen ko ndax nee na moom da cee seetlu ni ñaari gendarme dañoo faral la tëj seen kanama tëj ba dañu leen dul ñeme-ñemek man di leen di joxe information. dama doon bëgg a bàyyi fay mu tontu waaye li nga tëralee question bi moo tax dootuma ko jox gendarme kenn waru koo ragal ñun ñi dañuy jaawalee ragal ak respecté ça fait deux ku nekk nag gendarme bu ne moo xam nu muy tojee bopp jana xam
man na ma daan toje sama bopp janax maa ko xam keneen itam bu ñëwee ni muy toje bopp janaxam nu moo ko xam waaye gendarme waruloo ko ragal boo ñëwee ci moom ak teg ak tey explique ko sa problème du am benn problème c'est-à-dire nit ñi ñoo am li ñuy wax préjugé da ngay bëgg dara ba pare tontu sa bopp nga bëgg dara ba pare tontu sa bopp waaye man dama war a dem waxi fay ne ko nangam su ma demee sax fay nii damay wax kon c'est pas la peine yow yaa bëgg a poser question bi ba pare nga bëgg a tontu sa bopp du sotti te kee toog jàkkaarloo yow yaa tax ñu koy fay sa surga la waaye surga yëpp bokkuñ ñu leen di yóbboo tool de am na surga yoo xam ne bu fajaree ñu dem tool duñu xaar kenn am na surga yoo ñoo njaatige bi ñooy bokk saret am na surga yoo xam ne duñ dox mukk ñoo njaatige bi bokk saret loolu yëpp lu ko def distinction moo ko def ñoo ko may seen bopp donc loolu laa bëggoon pour ngeen question boobu yaakaar naa ne fas kanamam moom sàndaram daal yàlla dafa def ñu ragal ko rek loolu moom yàllaa ko def lu yàlla def la même man su ma jëlee congé moom da koy léeg-léeg mu dikkal ko mu ñëw sama kër ma nekk fekk ma bañ fene am na droit ñëw sama kër waaye nañ ma koy nettalee mooy wala mu lay wone lay dal gaaña moo dal sama waa kër rek ndax dañu ne fay sàndaram ñëwoon na fi fay war na fa ñëw war na ñëw sama kër bu ñëwee sama kër dem samay doom wala samay sët bu mu ñëwee bu ma gaaree maam fay gendarme ñëwoon na fi voilà te événement la loolu dafa topp gendarme waaye du caaga ne bon wala soxor wala leen jërëjëf commandant ci leeral yu am solo yooyu sëriñ bi nee na dégg na bu baax sa taarix niñ ko nettalee mu rafetlu ko lool mu doon ñaan nga nettalil ko benn wala ñaar rek yoo xamante ni jombul ay criminel wala ñu jubadi jaar nga ak ñoom aw yoon ba jàpp leen ci nan nga naxanteeg ñoom wala yoon boo jaar ba jàpp leen. waaye yéen nag da ngeen bëgg ma taarixal leen sama carrière yéen loolu ngeen bëgg waa dana leen nettali benn xiise bu reelu rek xam nga sama doom bàjjen yi dañoo xam seen jur ba dara du leen ci réer góor gi dafa ñëw fekk il était 1h moins le quart mu ñëw brigade ba fekk maa ngi bëgg a wàcc sàmbalaw bee ngi taxaw am na lu ma ko doon jox sàmbalaw bee ngi tiim mu ngi ma tiim am na lu ma ko doon bëgg a jox góor gi ñëw mu ne ma am na benn vieux bu lay seet fii de benn màggatu séeréer bu lay seet fii ma ne ko na ñëw mu ñëw ñu nuyoo ma ne ko lan la mu ne ma man dama ñëwoon doon déclarer sama nag dañ ko sàcc nagu mbay xam nga bu fekkoon ne par exemple dama ñàkk teggin wala mi noonu du ma xam li muy dox kon dama ko naan midi jot na dañuy wàcc waaye dama ko may nopp bi mu waxee ma ne ko kañ lañ ko jël mu wax ma jour biñ ko jël ma ne ko léegi yow da nga ci am renseignement pour fii wala déet mu ne ma déedéet dama doon déclarer si rek ma ne sàmbalaw ba jëlal déclaration sàmbalaw ba jël déclaration ba mu jeex góor gi génn ni tuuti mu del siwaat bi mu ñëwee mën a ko waaw góor gi lan la parce que dafa ñëw fekk sàmbalaw ba di añ mu ne ko ana chef mu ne ko mu ngi ci biir mu ne ko wol ma ko ma génn mu ne ma chef gis naa sama nag ma ne ko gis nga sa nag mu ne waaw ma ne ko noo gisee sa nag mu ne fekk naa ñu wékk pooj bi mesere pooj bi la wax pooj bi ma ne ko lan looy wax nii mu ne ma fekk naa ñu wékk pooj bi mesere ma ne ko leen daal naa la ko xaw ma wér nga xaw ma wéruloo waaye bu fekkee ne da ngay dof doflu man dinaa la faj bu fekkee ne topp nañ ko ba muy doon dëgg bu soobee yàlla dinañ jàpp sàcc bi ñu dem maa góor gi ñu dem ba mesere bi ñu yegsee mesere ma fekk waa ji mu ngi wékk pooju nag bi góor pël gi dama doon bañ a wax kii bi rek góor gi daal di xool pooj ba mu neex ko mu ne ma chef kii
mu ne ma sama pooju nag la ma ne ko góor gi waxal mu ne ma kii sama pooju nag la boo ko toppee di nga gis sama nag ma xam ne comme dogu na ci xëy na yàlla moo koy guidé ma topp si ko ci li mu wax ne waa ji foo jëlee nag bi fi ñu ko reyee mu ne ma usine glace ca Touba te maa ngi mesere de mu ne usine glace lañ ko reyee ca Touba ma kobos sambalaw be ne ko góor gaa ngi bëgg a wax dëgg de nag bu ñu rey usine glace pooj bi ne fii ma ne góor gi ku man oto ko indi mu ne ma am na oto bi mooy indil yàpp toujours ma ne ko xam nga fu muy gaare mu ne waaw ma arrêté benn maa ngi fàttaliku Maodo Njaay laa arrêté ñu laxas pooj bi ma def ko ci oto bi ne ko yóbbul ma ko gendarmerie boo demee nañ ko wékk ma yeggaleeg kii ñu dem ba ca kër chauffeur ba maa nga fekk oto baa ngi taq ripp ak deret ñu jël oto bi dem fa ñu rendi nag bi ñu fekk fa beneen tànk ndeyjoor bi beneen tànk gannaaw bi ñu won ñu wax ñu adresse tànk kanam bi fi ñu ko yóbbu beneen tànk kanam bi fi ñu ko yóbbu fi ñu suul fi ñu suul bopp bi béjjën yi der bi lépp génn ñu boole lépp mu ne ma chef billaay bu doon sama nag ma xaru moom ma màggatu séeréer bi mu ne nag bii sama nag waxoon naa la si bii sama nag la ñu boole lépp indi Daaru Musti topp ko ba jàpp nañ ci lu mot 19 personnes ñu ci laal fukki nit ak juróom-ñeent ba jëlewaale ci sax ay xaru tulaabeer yu ñu dugaloon ci kër gu amul bunt man ci kër googu jaaxal na kër gu amul bunt fenn lépp dañ ko xat ba bantu xat lañ ko sàkkate amul bunt booy dugg ci kër gi da ngay tëb miir bi ñu fekk wecc fa ay xar léegi moo pour wanle loolu xisa la boo xamee ne comme ni ko sëriñ bi bëggee woon mooy wane nag léegi léeg-léeg nit dana dugal gendarmerie ci dara ba gendarmerie réussir ci fekkoon fullaam ak faydaam moo tax gendarmerie réussir loolu danay am waaw. jërëjëf ci leeral gu am solo googu defe naa kon mbokk mi doon wax loolu dégg na bu baax ci xarañ gi nga xamante ne doxal na ko ba feeñal li nga xamante mooy googu nga xamante ni ay saa yu lubal kitam day laaj nee na lan moo tax maanaam groupe yi ñuy def ay kati ñaawteef li ñuy wax les malfaiteurs ñuy def ay groupe waxtu wu jot di def ay caay-caay nee na ñooñu nan la gendarmerie mën a fexe itam ba groupe yooyu ñu taxaw ci ngir mën koo dindi. maanaam yaakaar naa fay dégg nga question bi yaakaar naa association de malfaiteurs la bëgg a wax association de malfaiteurs mooy maanaam ay gars yu mel ni waagaan dajaloo rek nekk groupe dañuy toog ci seen grand place di waxtaan bu yàgg mu ne nañ dem kër sooy bu waay nañ dem toj kër sooy bu ñu ne comme daa sori fay na indi otom kii na indi pistolet kii na indi lii kii na indi lii kii na indi lii maanaam ñu dajale seeni moyens comme dajale nañ seeni moyens yooyu ñu dajale booy tax ñu tuddee ko une bande xam nga yoon def ne bu ëppee ñaari nit rek groupe la bu ëppee ñaari nit rek groupe la tudd li ñuy wax naan association de malfaiteurs ñaari nit sax laa wax bu ñu amee kenn ku leen di jottali rek muy ñett association de malfaiteurs càcc aussi dafa bari façon buñ koy analyser dafa am càccu bëccëg am càccu xaaju guddi am càccu guddi gu màgget am càccu fajar pour li ma la ko bëgg a indil mooy dafa am vol simple vol aggravé vol à main armée vol à l'esbrouf vol à la roulotte vol à la tire vol yi yëpp dafa bari xeet léegi nag magistrat bi moom la yoon may mu teqantal ko yow li ci sa yoon daal mooy sàcc na mooy soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui moonaam jël yëfu jàmbur loo xamee ne ci coogareem nga jëriñoo ko sa bopp yow loolu mooy le vol xam nga kenn mënut a sàcc kër kenn mënu ko sàcc moo tax ñu ne soustraction de chose mobilière
loo mën a toxal nga jële fii jëme ko fee loolu mooy le vol. léegi nag bu ngeen ëppee ñaar rek nekk na vol à main armée. ça dépend nag ci dañ leen di fekkee ndax da ngeen a ànd yor saret ndax da ngeen a ànd yor oto ndax da ngeen a ànd yor ngànnaay ak nu mu mën a demee ci la ñu koy qualifier mais loolu groupe boobu gendarmerie jël na ci ay mesures te yaakaar naa ne fay moo ma gën a jekku ci tontu loolu ndax bu yàggu rek am na escadron bu ñëw di liggéey ak moom fay yaakaar naa ne war ngeen a mën a wax ci lu mel ci loolu. li ñuy wax ay téléphones yu ñuy wax RPE réseau privé d'entreprise brigade boo dem am na ñeent yu fa nekk commandant brigade ba adjoint ba permanence bi ak équipe de patrouille bi fii Daaru Muxti boo gisee 77 819 88 53 54 55 56 ñooy Daaru Muxti 53 mooy suma numéro 54 adjoint 55 permanence 56 patrouille donc ñeenti numéro yëpp boo ci woowee ak fixe bi 33 969 80 13 boo ci wootee koo gis mu am lu loola jaaxle après nga boo ko waxee di nga ñu jot incha allah. mooy ñuy def ñaawteef nekk bande dafa bëri woon ci réew mi ba ñu jóg ci ba créer ay escadron d'intervention amoon na bu nekkoon Linguère escadron de sécurité et d'intervention ESIL mooy nekk Linguère ñun brigade yi ku ko soxla da ngay ñëw ñu jàppale la pour jàpp ñuy def ñaawteef mais ñuy def ñaawteef nag pour jàpp leen des fois du yomb lool parce que ñoom it dañuy muus jël seen matuwaay il faut nag nit ñi dimbale ñu ci ñu coordonné yàlla rek moo ñu ci jàppale ñu jàpp ko man nag su ma jàppee du ma wax loolu du ngóor a jàpp moom comme bi ma jàppee ku reyoo nit ki Daaru Marnaan kooku du ngóor a man defuma ko suma yëkkati suma loxo baatin moo ko jàpp parce que nit ñi waxoon nañ ko bi mu ko reyee ba dem ñii ni mu ngi Kaarang ñii ni mu ngi Kër Ayib mu ngi Passy foofu yëpp dem naa fa Tambacounda Altou Fass Koupentoum Koussanar Malem Odar Malem Niani Kidira Goudiri Baalu Bakel Matam yëpp dem naa fa di xool ndek moom mu ngi woon Potou gi Potou la voilà mu ngi woon Potou ni moo ko jàppee samedi bële ça fait ñaari samedi bi may delloo ji ci nit ñu abaloon ci màggali daaru bi Ndaxaar ci dëkk pël yooyu ñoo ñu ko abaloon bi ma génnee ci àll bi fi ma doon jaar heure bi ma waroon dem dew ma fa tisbaar laa waroon dem ma ne bàyyil ma fomm war a dem takkusaan ma ne bàyyil ma fomm ñu julli timis ba pare ma ne su ma jullee timis départ ma julli timis dem fi ma yoon bi ma xam jaaruma fa yoon bu ma xamul laa jaar fi ma dama doon dem ba Sarsara jàdd ci droite dem bii nag au lieu ma dem ba Sarsara ma ñëw ba Tawfeex jaar fa ma réer ci àll bi ma seen benn saret gis saret bi ma ni bàyyil ma dem ci borom saret bi mu gindi ma loolu yëpp xam nga du njàmbaar jóguma woon pour dem jàppi ko dama demoon ti delloo ay cin moo tax ma ne baatin moo ko jàpp ñaan bu nangu moo jàpp waaj ji parce que bi ma ñëwee ci guddi gi ay 9h30 9h10 bi ma gisee borom saret bi di ko laaj ki nekkoon ci koñ bi dafa sëgg bañ ma xool moom la woon léegi nag ci guddi gi nopp yi ak lex bi laa xàmmee parce que dama ko xamoon ci lëndëm bi ma xelmati ne nopp yi ak lex bi ki may wër la léegi bi ma tourné faari oto bi ba teg ko dama ne Abdou rek mu tëb wàcc daw fi mu wàcc di daw nag ci àll bi bëriwul garab amul ay xur amul pax dama ko topp rek ba mu sonn ma ni booy tëb leen jàpp ko ñu tëb jàpp ko loolu xam nga du dara. jërëjëf ñuy fàttali ni loolu wax dëgg yàlla njàmbaar gu réy la mooy kooku rayoon kooku ci Daaru Marnaan Cheikh Gueye commandant bi def na effort ba jàpp ko wax dëgg yàlla loolu ak xarañ la lool yàlla na ci yàlla doolee dimbali bu baax a baax. commandant Waagaan ki daf doon laaj mu ni gis na ni yow ci sa biir liggéey bi nga ko yore woon yëpp am nga ci ak xarañ lool léegi ñi nga xam ne ñoom ay trafiquant lañ ñoom da nga dafa bëggoon rek nga nettali ko ci ñennat ñooñ jaar nga ak ñoom ay jaar-jaar ci sa xarañ ak sa mën a gëstu ba jaar ak ñoom ci yoon.
danaa ko jox benn xisa ci affaire faux billets bi ma nekkee adjoint commandant brigade Thionk gendarmerie Thionk commandant compagnie bi capitaine André Tine la tuddoon mooy bàyyi général Tine mii tey bi ma jógee école formation commandant brigade adjoint commandant brigade ma wàcc fa comme adjoint commandant brigade mu woo ma ne ma dama ñibbi nga sol sa nga civilu bul solati tenue nga ñëw fii ma ne waaw kii moom man maa ngi am nga booy soog a jógee école am grade da ngay bëgg a gaaw appliquer ko da ngay gëm service mu ne ma nag bu fi ñëwati ak tenue booy ñëwati fii del sol civil ma dem su meeku ma ñëw mu jox ma benn R4 bu weex di def ci immatriculation normale comme immatriculation normale yi mu ne ma dafa am benn trafiquant buy bëgg a jeexal dëkk bi ci ay faux billets léegi nag am nañ trace am ba dégg nañ ko Pikine ñu bëggoon nag nga fexe ba remonter ko ba jàppal ñu ko ba indil ñu ko bi ma ko jàppee ba di ko indi ak renfort bi ma jàppale fekkoon nañ mu yor 150 millions en faux billets yépp di ay billets de 10 000 ay billets 10 000 yu xonq yu njëkk yooyu moom la woon. léegi ni ñu ko jàppee nu simple la ku yor xaalis il faut nga fo te kuy fo da ngay dem foye ci fa ñuy foye te fi ñuy foye doo dem ci ñi civilisé yi di foye da ngay dem fi wuyu yi foye rek mën a jaxasoo ak ñoom ma ñëw raaxaloo ci seen biir bi ma ñëwee ma jënd genn wàll liitaru sëng ma jënd genn wàll liitaru sëng sotti ko ci chemise bi ma soloon ku ma jege nga xam ne da nga jàpp ne naan naa sàngal ma jël kaas bi sotti ko sama kaw ba pare damm sama làmmiñ ñëw toog di xaar nag man tam sama sens ñu di waxtaan ba wax mu waa ji mu ne ma yow xanaa amoo loo paye ma ne ko man yoruma xaalis li ma amoon yëpp gaa yi naan nañ ko mu daal lamb poosam ne ma kaay ma may la 10 000 demal fële nga weccee ko 10 000 yi nga ñëw ma génn kër gi gis billet bi muy faux billet ma jël billet 10 000 bi damm sama poos jël kalandoo dem brigade ba dem jël fa 10 000 ñëw indi jox ko 10 000 normal bi denc faux billet moom mu yëkkati 1000 francs may ma jël 1000 francs yi ne ko ma ñëw dem dellusiwaat jënd sama coca cola sotti ko ci sama butéel ŋàbb sama butéel bu rëy ñëw mel ni ku yor butéelu biiñ ñoo toog dend ak moom mu ne waaw kay bu jeexee nga wax ma dolli maa ngi moom ba mu miin ma ay ñaari fan ñetti fan ñeenti fan ma ne ko nag man dama bëgg dugg ci réseau bi dama bëgg ngeen dugal ma ci su ngeen ma ci dugalee kon bu baax ndax man tam dama am mag bu nekk Gambie boo xam ne bëgg naa affaire bi law foofu mu ne ñu ne ma da ngay téléphoné sa mag mu ñëw ñu jox ko xaalis ñu jaay ko mu yóbbu Gambie ma dem jël benn MDL chef koo xam ne sama kilifa la woon soose la xam nga kon Gambien bu sotti la ma dem jël ko ne ko nag yaay doon Gambien bi nag buñ ñëwee rek laaj leen ne leen 30 millions nga bëgg ko la ko wecc waaye 1,5 million rek nga am mu dem wax leen ko ñu ñëw ma présenté leen waaye ñu ne ma wax kii mooy kan man leen kii mooy sama mag bi ngeen doon wax yéen a bëgg ma indi leen client ngi ni kii 30 millions la bëgg waaye nag nee na 1,5 million rek la am fekk dañuy jël amende forfaitaire compagnie bi ñu jël ko sotti ko ci benn mallette def ci 1,5 million en vrai billet waaye biñ may jox 1,5 million bi capitaine bi ma yónni mission moom ci boppam moo mën a déet da ngay signé fii 1,5 jox naa la 1,5 million parce que kat xaw ma fu yëf yi mujj bu 1,5 million bi rawee bu 1,5 million bi rawee kon ku koy fay ma ne ko ku koy fay mu ne ma déet da ngay signé ni jox naa la 1,5 million ma signé yóbbu suma 1,5 million ak suma grand frère ñu dem ci gaa yi ñu ñëw di waxtaan ba juboo waaye ne man daal li ngay wax nii rek booy yow li nga ñu wax nii leeraguñu
li nga wax ni leeraguñu génneel xaalis ba ñu gis ko ma ubbi mallette bi def nii ñu gis billet yi tëdd ma tëjaat ñu ne ah booy bii fawul kat booy bi dëgg la ma leen wax léegi na leen dem def transaction mu jeex kii day dem Gambie du fi nekk di xaar léegi wuyu Dakar dal ci kawam ndekete ci benn boutique benn atelier tailleur mooy seen lieu de rendez-vous ma ne ko nag man bala maa wax ak kenn ñëppay bokk ndaje parce que xam naa seen jikko da ngeen di jaay kenn ñële doxi ñële ca gannaaw ñëw ne léegi nii naa indil ko problème nit ñëpp teew 6 personnes yëpp teew am na ku tuddoon suraaxata xaw ma nan am nay turu soose yu garaaw daal ñoom ñëpp ñëw toog ma génn dem ba ci koñu police bi boo ñëwee commissariat police bu Pikine boo demee 2e virage ba nga xam ne léegi dëgmal nga marché 5 kër gi la gën a féete ndeyjoor te ci angle muru police bi kër googu la woon mu ne woon atelier bi ba tey su ma fa demee dañ may xàmme ba tey xàmme nañ ma ñëw wàcc dugg ci kër gi gaa yi ñëw di ñu fekk si ba néeg bi fees del fekk nag maa ngi bokk sama ndaamal gosaas fii ci gannaaw ma xool néeg bi gis ne palanteer yëpp am na grillage ma xam ne kon fii bu ma taxawee ci bunt bi kenn du génn su ma xesee ba taxaw ci bunt bi moom kenn du génn wala boog dañ may génne ba pare soo ko génn te man xam naa ne duñ ma génnee moom ma taxaw ci bunt bi ba ma déggee R4 bi corne ca buntu ca taliba ma xam ne équipe bi may renforcer ñëw nañ ma génn gaa yi ma ñëw ma tux daal di génne sama paquet de Marlboro génne benn Marlboro seex kos xam nga dañ may seen may tux man leen nag bëgguma tux ci biir néeg boobu dama bëgg gaa yi gis cigarette bi ndax ñu mën maa fekk bi gaa yi ñëwee ba nga xam ne léegi suñ ma sànnee xeer mu dal ma dugg ci biir ne jóg leen taxaw jóg taxaw ma ne génneel kees gi yow mu ne waaw yow lay def nii mën nañ ñoxeet pistolet bi gaa yi ñëw fees bunt bi ñu jàppaleen noonu la leen yeewe loolu daal la jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu kenn ku nekk la muy liggéey am na ca xarañ goo xamante ni wax dëgg sunu borom moo ko ca jagleel ki day laaj mu ni moom ki nekk këram wala mu nekk bitigam ay saay-saay ñëw di ko saay-saaye te mu seetlu ni li ci ëpp soo wootee gendarmerie wala police dañ lay wax ni kenn moo fi nekk moo ay en garde wala yu demee noonu loolu itam mu ni loo ko ci doon wax. waaw xam nga yaa ngi loolu nga wax noonu yaa ngi may bëgg a indi lu mel ni légitime défense daa mel ni loolu ngay bëgg a wax légitime défense nag mooy maanaam fan la yoon aaree nit ku ñu fekk ci biir këram bundu xataal ko naka la ko yoon aaree yoon def ne biir kër jàmbur bu 9h xesee ba jot bu duggee kër jàmbur violé nga domicile am waxuma naa la ngay doon sàcc waaye itam yoon nee na ku bëgg a yor ngànnaay da nga may ñaan autorisation da ngay ñëw ci man ma bindal la këyit nga am këyit pour sa fetal waaye yoon waxul fenn ne na nit jël fetalam fetal nit waaye am na lu mu wax lu bokkut ak loolu def ne soo nekkee ci sa kër agression nocturne loolu la ñuy wax agression nocturne nga tëdd sa kër di nelaw nga dégg ku ne cirib sa biir kër boo ko fetaloon itam dara du ci dikk waaye nag dara du ci dikk bokkul ak duñu la jàpp il faut nit ñi leeral loolu ba mu leer ci xeli nit ñi dara du ci dikk bokkul ak duñu la jàpp bu nu ko toppee ba mu wóor ne sàcc la mu wóor ne yàqal la moo taxoon sa baat ni poto waaye nag gendarme bi nga dëkkal wala alkaati bi nga dëkkal bakkan bi nga faat foog mu téye la ci foo mu leer soo tooñee nit ki violer domicile am ci biir tiit wala ngeen xeex nga rey ko day perte waaye nag du tere dana la jàpp de parce que loolu beneen affaire dangaa fajal sa bopp il faut nit ñi bañ a jaawale jàpp nit ak tëj loolu dafa leerul ci xel nit ñi ba tey danaa joxe beneen kii bu gën a simple xam nga gendarmerie ak police ak service bu mu mën a doon
yoon mayu leen pour ñu interpréter loi dañu appliquer loi kenn du jaar fii kenn du jaar fii jeex na yoon moo am droit interpréter loi exemple bu simple jox naa ko ñii léegi ci néeg bi gendarme bi taxaw ci buntu brigade am ku mel ni Samba Boy bu mel ni Kosa Ndiaye romb fa mu nga mande bay lang di dox jëm këram gendarme bi mën na ko interpeller woo ko téye ko juróom-benni waxtu yi ba sàngara sa xetu sàngara bi dem waaye du wax mukk ci dossier bi ne diw dafa màndi yoon mayu ko pour mu atte ko ndax boo ne dafa màndi rek atte nga xam nga li ko yoon may day wax ne waagaan romb na fi wax ja daa damm làmmiñoo damm na tànk yi dox bi jubut gémmiñ gaa ngay xeeñ sàngara foofu la gendarme bi yem loolu lépp kay ku la ko wax xam ne diw aji dafa màndi léegi moom juge bi nag mooy am droit ne ku mel nii da ngaa màndi bu jeex waaye gendarme bi du ko wax dal ko éviter wax parce que bu ko éviter wax baat boobu mën naa yàq lu bari ci PV bi parce que yaa ngi atte te demagula te yow dañ leen nga jàpp kooku ñu nga atte il faut ni ñuy xàmmee atte ak jàpp. jërëjëf commandant ci leeral yu am solo yooyu kiitam nee na dafay laaj ni dañoo sàcc ay xaram mu jóg di ko topp ba dab sàcc bi mais sàcc bi yor ay ngànnaay ni ko soo egsee jumbul ma jëflante ak yow léegi moom kon ban yoon la war a am dafa war a jaayante jëflante ak sàcc bi wala nan la war a def. kooku borom xar yooyu li mu wax man dàq naa ko daa ñàkk fayda man du ma topp sama alal loxoy neen su may topp sama alal ba mu wóor ma ne tànk baa ngi nii dama koy toppee ak sama ngànnaay waaye waxuma ne su ma yeggee dal ci sa kaw léegi nag bu fekkee sàcc bi dab na ko mu jëflanteeg moom waaye alal jaa ngi nii gis naa ko sàcc bi du ko fa xaar day dem yoonam waaye su ko xaaree c'est parce que dafa xam ne loxoy neen la fa yeggsee moo tax ma ne nag kooku yambar la boo toppee sa alal da nga koy toppe li nga ko war a toppe ba jot ci waaye nag nga jote ko boo ci topp na nga ànd ak sago ndax yaa ngi bàyyi gendarmerie gannaaw moo la dàq topp fop te demuloo ca ñoom war ngaa dem ca ñoom wax leen ko yow ñu fekk la ca tool ya nga ne ca nga topp ca waaye c'est pas normal nga topp sa alal maa ngi fàttaliku Serigne Moustapha mu Serigne Abdou Khadre Serigne Moustapha mii mu Serigne Abdou Khadre dama 7 heures la téléphoné brigade bi ne ay dongoom ñoo daw ñëw wax ci ko ne tekki nañ xar yépp yóbbu lu ma 33 mouton mu lu ma 33 mouton waaye topp nañ ca tànk ma ne waaw kay sëñ bi na ci oto topp sax nañ ma jox ñaar ba ñetti xàmme kaay ci xar yi sëñ bi ne ma xaaral ma wool la ki gën a miin xar yi mu wool ma wax ma ko maa ngi jàpp xar yi ca mbalka Daaru Wahab fi mu ma ko waxee xam nga parce que bu fekkoon xam nga kilifa la heure boobu mu may téléphoné di wax affaire sàcc ful laa tax ba ma ko waxee jox ma signalement bi may dem tourner saam yabal ma ñëw fekk leen ñu di leen wëgg ca forage Daaru Wahab ñetti ci xar yi ma doon marque yi mu joxoon yi ma wax ma jàkkaloo xar yi noonu la ay xaram feeñe pour won la ne nit ki dafa war a am fulla ak fayda ci li muy def waaye nag doo topp comme ça loxoy neen war nga ko toppee dara war nga am nañu des gannaaw ñu dem gendarmerie ne sàcc nañ ñu topp nañ tànk bi ñu ngi aw nii commandant brigade aussi pexem en fonction programme am moom dana xam ndax jar na topp la wala jar na fekk si la appeler plus tard wala jox la numéro pour que boo fa gisee loo xam ne lu mu war a dugal loxoom la mu mën cee dugal loxoom waaye kenn du topp sa alal loxoy neen ça c'est pas prudent. jërëjëf
mbokk mi nee na dafa bëggoon nga leeral ko diggante commandant diggante colonel ak commissaire ak capitaine yooyu lu leen loolu xam nga armée dafa di moo daaraayam boo jaaree ci daara la fa ne ca daara ba yëpp du ngeen ko nettali waaye nag hiérarchie bi da nga ko xam ku nekk ka ko boo leen xoolee rek xam ko c'est-à-dire képp ku yor commandement tey takk der commandant nga maanaam commandant tur bu ñu woowee nit la grade la fenn waaye am na foo xam ne du fa grade comme fay mi adjudant chef la mooy grade am yoon may na ko mu commandé ba fukki nit ak juróom mooy grade am waaye fonction bi mu yor mooy commandant brigade gendarmerie bu Darou Moukhty kon lépp lu yëngatu ci Darou Moukhty ci mbiru sécurité ci loxoom lañ ko dugal dégg nga fi ko grade bi may ak li ko fonction bi loolu mooy différence bi léegi nag hiérarchie militaire yem ci grade colonel capitaine nekk lieutenant nekk capitaine dem commandant jóge commandant dem lieutenant colonel dem colonel foofu la armée yem la ca des yëpp politique la neex nga président bi mu def la général jox la ñaari biddiw maanaam nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la gën a wóolu ci ñiy ñiy takk der loolu mooy grade yi bu fekkee da nga ko tàmbalee ca armée da ngay commencer ci deuxième classe nekk caporal caporal chef sergent sergent chef adjudant adjudant chef nga dem sous-lieutenant sous-lieutenant capitaine lieutenant capitaine commandant lieutenant colonel colonel waaw léegi du ci laa jëm léegi grade major bi da ngay dem ba biir adjudant chef yi nga am juróomi at adjudant chef yi ci dëkk bi yëpp wala say promotionnaire yaa ci gën a ràññeeku ñu nommé la major fekk am nga fekk dañ lay tànn ci sa biir yi morom say at li ma commandant doon bëgg a fàttali noonu mooy boo commencé grade yi da ngay commencé ci soldat bu ndaw bi après nga dem caporal après nga dem caporal chef après nga dem sergent après nga dem sergent chef après nga dem adjudant après nga dem adjudant chef foofa jeex na parce que ni nga duggee armée la wala ni nga duggee police wala ni nga duggee gendarmerie léegi bu fekkee ne diplôme bi nga duggee gendarmerie wala bi nga duggee police wala bi nga duggee armée may na la nga jàll lieutenant da ngay dem fi ñuy wax sous-lieutenant ensuite lieutenant ensuite capitaine ensuite commandant ensuite lieutenant colonel ensuite colonel léegi nag commandant boobu ma doon wax bu fekkee yaa ngi biir gendarmerie chef d'escadron lañ lay wax chef d'escadron mooy grade bi parce que gendarmerie cosaanam mooy war fas moo tax ñu tuddee ko chef d'escadron commandant bi ca armée nga koy fekk wala sapeur pompier waaye boo ñëwee gendarmerie rek ñu ne chef d'escadron bu fekkee ne nag léegi dugg nga armée balaa ngay nekk caporal nga nekk xale bu discipliné ñu nommé li ñuy wax première classe maanaam dañ lay ràññee ci sa biir yi morom yi soog a tàmbalee armée biir gendarmerie itam boo demee ba nekk adjudant chef mooy grade bi kii nekk tey da ngay dem ba jëmmi jamono boo demee juróomi at ci grade bi nga nekk gendarme bu xarañ nekk kilifa gu respecté liggéeyam ñu ne la kaay nag te fekk nag nga am ñeent fukki at ak juróom-ñaar loolu mooy condition bi gën a mag
nañ la noté bu baax te nga am ñeent fukki at ak juróom-ñaar ñun ne nag kaay ñu nommé la major pour feeñal la fësal la ci biir adjudant chef yi dégg nga noonu mooy gratu major mooy hiérarchie militaire noonu la demee. jërëjëf commandant leeral yi am na solo lool wax dëgg yàlla dégg nañ ko baax a baax kii nag da doon laaj mu ni gendarmerie maanaam intervention naka lañ koy defee maanaam ban xew-xew moo war a am bañu def ci intervention maanaam lu mel ni xam nga léeg-léeg da nga romb ñaar ñuy xeex ci mbedd mi waaye sax du waa gendarmerie ñu ñëw ñaar dukki maanaam ban problème mooy am ba tax ñoom ñu intervenir ci waaw. yéen wolof yéen a wax ne miin sa waxtaan yam la ñaari waxambaane yu xeex ca koñ ba fee rek warul tax gendarme déplacé wu di dem foofu day fekk ñu xam ne lu am fayda la ñaar ñu xeex yaakaar danañ gaañante bu ñu gaañante dinañ ñëw gendarme bu ñëwee ñu faj ko loolu ay caaxaan la loolu day tolloo li ñuy wax police de proximité mooy comme agent de sécurité yi ñu abal fay ñooñu mën nañ di fekkee yu mel noonu di ko jubbanti waaye bàyyi liggéey ba ca brigade ba dem ñu naan sooy bu jóoba ngay jàppanteeg maa ji mbaw nga jarul déplacé bàyyi leen ñu jàppante maa ngi fàttaliku maa ngi fàttaliku jamono yi bàyyi Cheikh Gueye Kaba Cheikh Gueye Xall Thierno Gueye Xall bàyyi Thierno Gueye Xall ak sëñ Bàcc Ka ak vieux Touba Diaw buñ toogaan foofu bu ma leen rombee ñaar yoon te defuma dara may del si ñëw jàdd ne leen ak góor gi wax liñ ci dëkk bi man soo ba léegi gars yi tojante wuñu bopp xuloowuñu xeexuñu defuñu dara man moo fi yàggee damay dem su ma yoon su ko defee sëñ Bàcc kanam wax nga dëgg de gendarme de xeex a koy dundal donc pour woon la ne la gendarmerie bëgg na liggéey correctement mais nag aussi ay yu ñàkk fayda yooyu warul tax ñu déplacer gendarmerie parce que na nga koy nettale rek dana xam déjà ne jar na dem wala jarul dem loolu mooy li nga xam ne moom la gendarmerie war a def léegi nag lii tax ñu déplacer wu concours de circonstance la parce que da nga gis fay mu jékki-jékki rek woo ñaari gendarme ñetti gendarme ñu dawal seen oto ba tolloog colli ñu gaare fa duñ tudd kenn duñu wax ak kenn nga yaakaar dañoo def rek wala dañoo amul lu ñu def fekk na am na lu ñu leen wax lu ñu toog di xool buñ paree buñ dee ba jëf rek nga xam ne lii moo leen taxoon a jóg c'est-à-dire gendarme du wax mukk lam nar a def lam def ba pare rek lay mën a wax waaye du la wax mukk lim nar a def bu fekkee nag ne bagarre sanglante am na bataille rangée loolu ñuy wax bataille rangée maanaam quartier sangam ñu ngay jotee quartier sangam te nag moo ko indi xëy na politique moo ko indi wala affaire diine moo ko indi parce que mën nga bokk ci tarixa bi kii bokk ci tarixa bi ngeen werante ba mu ëppi loxo boobu waa gendarmerie dama ne intervenir wala ngeen bokk ci xeet yi wax ak xeet bi heureusement bariwul ci réew mi amu fi sax donc loolu mën naa bañ a déplacer mais événement extraordinaire mooy tax gendarmerie déplacer bu dul loolu déplacer wu en masse je veux dire maanaam nombre bee tax may wax nag boo déggee may wax déplacement nombre bee tax may wax bari waay te bu boobaa fay mii day yurndu rek waaye kam muy yebal pour mu ñëw def si li kookoo ngay ñëw xëy na dana jóge Ndar xëy na mu jóge Linguère waaye moom dana ñëw téye bopp xare bi en attendant gaa yi ñëw waaye ku nekk am nga rôle booy jouer ci affaire bi. jërëjëf commandant ci leeral yu am solo yi ki itam nee na day faral di seetlu lu bari ñu sàcc jur am neex a dëkkal bu lay wax ni boo ma neexalee ma won la sa jur waa léegi kooku yoon maanaam moom kon nan lañ ci yoon war a mën a taxawee ci ndax day mel ni rek dellusi ci loolu la ñu waxoon ñu sàcc la benn waay ne la boo ma neexalee ma won la sa jur. waaw ki nga xam ne dañoo sàcc alalam mu di ko wër yow nga jóge fële ci àll ba ñëw ne boo ma joxee 10 000 boo ma joxee 30 000 boo ma joxee 40 000 sa jur dana feeñ man dee wan waagaan jàpp naa ne kooku mooy sàcc bi kooku mooy sa sàcc dañ laa bëgg a sàcc ñaari yoon dañuy yóbbu sa jur yóbbu sa xaalis man danaa joxe misaal bu tuuti ci lu mel noonu pour won leen ne
sàcc la sàccaat la la ñuy def ku nekk xam na guy jama bu guy jama ku ne xam màggalu Tuubaa yóbbu koppar fooram yóbbu ay yéreem yóbbu ay barkeeloom yoo xamee ne sëñ Abdou Xaadar muy ñaari montor ak ay yeneen daal ak bëgg ba ci keesu warga ñu sàcc ko mu yóbbu dem ak moom ñu def enquête bi ba sonn dara feeñul ci diggante bi ka yoroon enquête boobu ñu affecté ko mu dem Mbakke ka nekk Mbakke jóge fa ñëw fii def fi ñaari weer dara feeñul ba man ma ñëw ma jóge Yaraax ñu affecté ma fii ma ñëw fii Baye Omar Ngayo wax ko sëñ Moustapha May mu ne ko demal wax ko waaga waaye leen dinaa la ko yëgal wax ko loo xam ne di nga ci mën a continuer soo ci mënta continuer jarta wax mu ñëw wax ma ko ma ne ko góor gi ma ne ko wax nga loo xamee ne bi mu amee léegi ça fait 2 ans du ma jinne du ma malaaka yow mii yaa mën a leeral sa jàcc mu ne ma naka ma ne ko am na lu ñu la wax mu ne ma ne ko ñi la wax ñëpp wax ma lu ñu la wax ñi wax yow yëpp wax ma lu ñu la wax mu ne ma am na koo xamee de nee na ma fekkee na ba ñuy def xaw ma lan waxtaan ca taatu ca Belgarki ñu ngi doon waxtaane càcc ga amoon ca Daaru Musti mu am ci kufet ba dégg na sax ne fetal ga ku benn chef de village bu tudd nangam sant sëy ci dëkk sàngam moo ko jënd ma ne ko sëñ bi mu ne ma ne ko est-ce que mën nga ma indil kooku mu ne ma déet waagaan li ma ciy ragal mooy ma indi ko nga koy indil problème ma ne kon demal ci sëñ Moussa May ne ko waagaan nee na moo bañ demal ci sëñ Moussa May nga ne ko ba mu mënul jox la nga ne sëñ Moussa May waagaan nee na moo bañ mënul dugg ci loolu mu dem ci sëñ Moussa May sëñ Moussa May ne ko xam ne dëgg di wax ko lépp demal wax ko lépp mu dellusiwaat beneen àjjuma ñëw wax ma ko ne ma daal pël bi nangam la tudd ma ne ko xoolal sa montre mu xool montre am ñu nekk ci 11h ma woo Sadio ngi fii di dégg ma ne ko demal ci station bi nga def ci 20 litres gasoil mu du baar nañ jox 20 litres yow góor a dama ci sëñ Moussa May ne ko mu jox ñu Mercedes bi góor a dem sëñ Moussa yëkkati maa ngi koy fàttaliku 1853 mooy numéro oto ba ñu indi oto bi ma ne góor gi boo duggee fii ñu dem fi ñu jëm nga jaar fi nga jaaroon waa ji jaar fi mu jaaroon ma indi la sàcc ñu dem ba ca croisement Ndoyeen fekk fa waa ji mu ne ko ah waaw sëriñ bi lii yëpp jarul woon indi gendarmerie ma ne ko déedéet li nga wax kii amu contrôle waxal man ma dégg góor gi jaaraat ci ma ne ko ñaar moo mën a am yaay sàcc bi mbaa nga indi ma sàcc ñu ànd dem ba ca dëkk ba ko mu tuddoon ca dëkk ba bi ñuy jub dëkk bi ba may jub kër gi maa ngi ci Mercedes sëñ bi ba may jub kër gi maa ngi gis jigéen ju jóge ci digg ëtt bi jëm ci néeg bi mu ñëwee ma gis mu xëcc ci ngeganaay toog ci ngeganaay ñu ñëw ma nuyoo loolu gis naa ko ba pare toog ñu nuyoo ma ne fii may kër vieux sëy ñu naa ma ne ko góor gi dama laa soxla mu ne ma ne ko dañ ma wax ne man directement rek laa ko yaa jënd fetalu Omar Ngayo ca dëkk ba mu ne man ne ko waxal sa jabar mu jóg fi mu toog waxal sa jabar ji mu jóg fi mu toog mu ngi toog ci kaw fetal gi ndaw si ne daal di jóg ñu yëkkati ngeganaay bi fetal gi feeñ foofu la càcc gi tàmbalee ba lépp feeñ ba mu jeex kooku itam benn xisab ma bëggoon ma nett li ñu waa kër si Moussa May nii di ma dégg loolu jaar naa foofu ak Baye Omar Ngayo oto maam Thierno Dame Fati lañ sàccoon ko jikko benn R12 lañ sàccoon bés boobu moom lañ sàccoon pour def seen vol boobu loolu yëpp pour wane leen rek
effort mooy indi effort rek boo bëggee dimbali gendarme bi wax ko lépp rek boo ko waxee lépp rek mu yomb. jërëjëf commandant xam naa laaj yi xaw na laa sonal dama lay bàyyi nga noppalu tuuti ma laaj Faye commandant gis na ni sàcc dafa bari ci dëkk bi lool gis na ni agression dafa bari ci dëkk bi lool yow yan xalaat nga mën a indi yoo xam ne jàpp nga ni buñ ci doxoon xaj na sàcc ak agression dina wàññi ko ci dëkk bi. loolu li ko mën a dindi mooy dénonciation rek kese nit ñi participer moom lii ko major waxee ñun duñ malaaka mais buñ ñu tegee ci yoon rek mu def dinañ ci nag dem ci ba sonn mais buñ ñu ko dénoncer rek insha allahu rabbi dina jeex. jërëjëf ci leeral yu am solo yi kon defe naa bu ci ñëpp jàppee rek xeex bi bu ci ñëpp jàppee rek jombul insha allahu taala ni ñu ko bëggee dana sotti. Fay ba léegi duma la bàyyi dinaa la dolliwaat beneen laaj danoo gis ci màggal yi ak programme yi diine yi ndax ñun fii li ci ëpp ay programme yi diine moo fi ëpp ay màggal xaj na ay cant ay demee noonu kii nee na dafay laaj dafay gis ni lu mel ni màggalu daaru wala xew-xew yu mag yooyu léeg-léeg ñu mel ni sareet yi borom sareet yi dañuy bëgg di wut lu ñu am ci màggal geew lay demee noonu wala saat léeg-léeg sax yenn mag ñi bëgg a yegg ci barab bi ziyaare waaye day mel ni day xat lool ci wàllu yoon ñu jafeel leen ko loolu yan xalaat la doon wax ne noo ko ci mën a waxee ngir ñu mën a dawal yërmande ci dëkk yi nga xam ne dëkk yërmande la ba ñoo ñëpp maanaam bu ko defee sëllu du yooyu te giir du demeek nen. nag dinañ koy jéem a yombal lool mais nit ñi boo leen mayee tuuti rek dañuy jël lu ëpp da leen di may ne lan leen fii gis nga ci màggal bi ci girage yi jumaa ji giri yi leen nit ñi takkoon seen mbaar yi di ko def ñëw ba ci takk ci giri yi di faj ay xeeti reen ay deru yooyu xam nga loolu du teggin ci dëkk bi nit ñi da nga leen di may tuuti ñu ñëw moo tax duñ leen di tere mais dañ leen di yemle ñoom dañuy def lu ëpp. jërëjëf kon dana bokk ci liy mën a dimbale itam yéen it li ngeen di sàkku ci ñoom ñu jàpp ci bu baax a baax ndax xam na ne defar rek moo leen tax a jóg ak dimbali nit ñi ak teg leen ci luy tax ñëpp am jàmm daal ndax jàmm moom du mën a am mukk te sécurité amut ngir jàmm am faaw sécurité am sécurité pour mu am itam noonu nga waxee doxalin wi faaw kenn ku ne jox sa morom cër ndax kenn ku ne ci jox gi ngay jox sa morom cër ci la sécurité di mën a amee. waagaan ci daf doon laaj mu ni dafa seetlu ni ci dëkk yu mag yi maanaam problème agression ak sàcc ci la ko gën a seetlu loolu lu koy waral maanaam dëkk yu ndaw yi ay dëkk yu ndaw ndawaan yooyu moom ñaari ñaar duñ ko seetlu mais dëkk yu mag yi daal seet nañ ni problème mu sàcc ak problème mu agression da ciy bari loolu loo yaakaaroon ni moom ma ko waral. loolu ngay wax mu ngi boo gisee yi agression yi am ci dëkk yi mag yi bokkul ak lii am Daaru Musi délinquance bi bokkul foofu délinquance li ñuy wax délinquance à col blanc mooy maanaam waa ji moo lay dàq solu moo lay gën a rafet oto bu muy dawal moo lay gën a seer barab yi muy dem te loo yor mu nangu ko ci loxo parce que daf laa gën a yeew daf laa gën a muus daf laa gën a xam li muy def am na lii may wax ni moyen informatique yi léegi da ngay toog ci sa kër di sàcc nit di dem ci compte am di tibb di def ci sa compte te yaa ngi toog fi nga toog loolu mooy la ñuy wax la délinquance à col blanc bokkul ak ki nga xam ne daa làqu ci koñ bi fii nga nelaw mu sàcc sa béy dem jaay ko fii loolu kooku délinquance ordinaire la li ñuy wax délinquance sauvage amul benn importance ci ki nga xamee ne moom mooy def statistique u délinquance dëgg mu ngi des ci la délinquance à col blanc parce que dañuy laal drogue dañuy tux yàmba mbaa ñuy mëq ci pon mi mbaa ñuy mëq ci kaani buñ fa jógee ils deviennent violents loo yor ñu nangu ko ci say loxo délinquance boobu bokkul ak délinquance bi loolu moo tax xeetu délinquant yooyu mënuñu am fii cas bu fi am rek généralement day échoué xam nga lu tax muy échoué bu jëm war ko faa def amul benn moyen de fuite maanaam bu ko defee ba pare du xam fu muy jaar ba daw lii nga gis barki démb rek mu am ci Sonatel bi ba vol am boo ko xoolee day mel ni
c'est des débutants ay débutants ñoo ko def day mel ni ay gars yi soog a tàmbalee dugg ci mbir yi càcc ñoo ko def. danaa joxe benn xisa ci loolu pour won la ne la délinquant bu ndaw bu dajee ak gendarme bu màgget jàpp ko day yomb. dama am ay garde yu nekk Sagata waa Sagata ak may dégg ñu sàcc sama benn bitig foofu déclaré ma nag marchandise moo xamee ne war naa jege ci 2 millions loo xam ne man maa ko war a fay waaye càcc lañ doon bëgg a def ci biir càcc ndax bañ limee marchandise ma li ma war a fay ba mu mot 2 millions bañ toppee enquête bi ba gendarmerie jàpp sàcc bi jàpp oto bi li ma njëkk a def dama ne waa ji abal ma oto bi ma dem ca bitig bañ ko sàcce woon bañ sàccam ñu dem ma ne gaa yi wàcce leen ma nangami saaku meew ndax ay meew la déclaré woon lam déclaré ci meew camionnette xëj attanu ko ne moom la ñu yóbbu mu ñu gaaree 5 places ma ne duyal leen ma ko defal leen ma ci nangami saako waa ji ne xanaa da ngaa dof loolu xëju fi ma ne ko jërëjëf daal di delluwaat brigade woo waa ji ba mu ñëw ma ne ko perte nga te danaa la porter plainte sàcc jàpp nañ sàcc bi d'accord mi yow da ngay ak sàcc bi man ma régler ak yow parce que ci sa biir sàcc ma doon jéem sàcc xam nga ne 87 saaku fay saaku meew ci oto loolu daal pour won leen rek ne sàcc yi léeg-léeg dañ leen di ni ñu leen dimbale mooy ñi leen war a aar ñi leen war a contre ñoom ñoo ciy dugg léeg-léeg muy vigile surtout vigile la nuit. jërëjëf commandant sama laaj bu mujj xam naa ndax daa mel ni waxtu waa ngi jege mooy maanaam laaj bi di nga ci tontu xam naa fay itam dina ci tontu maanaam drogue bi nekk ci réew mi bari ci loolu ban xalaat nga amoon ne daal buñ ci jaaree wala buñ ko doxalee mën naa dem ba wax dëgg yàlla bari gi mu bari ak yàq gi muy yàq askan wi lu baree bari suñ borom mën nañu cee musal. drogue moom buñ koy dénoncer ñun duñ ci sonn di dugg rapidement parce que li mu lay jox xaalis dafa bari mais man damay faral di wax ma ni nit nag lu mu am ci àddina doo koy seetam digganteem ak suñ borom boo amee ndomboy tànk ci àddina nga ciy dem rek comme dof ëllëg di nga jàkkaarloog sa borom yow kese damay faral nit ñi bu ñëwee brigade dama leen di jox exemple may leen waagaan mu ngi nii retraité na ñëwoon na fi ñu affecté ko dem na retraité na man dinañ ma affecté ala kulli xaal dinaa retraité Baye Cheikh Khady kenn du ko affecté te du retraité fonction yi bokkuñ boo joxe exemple da ngay joxe numéro 1 ca dëkk ba numéro 1 mooy Baye Cheikh Khady kenn du ko affecté te du retraité man dinañ ma affecté dinaa retraité donc bu looy def ci àddina rek nga seet sa digganteeg yàlla ndomboy tànk boo am rek seetal ne ëllëg di nga toog jàkkaarloog sa borom yow kese moo tax drogue ku koy def ci dul gis boromam parce que dafa mën a indi xaalis lool te di lor doomu aadama lool moo tax ñu koy jëfandikoo sax waxuñ ko mais ñu koy jaay di ci am teraanga ñooñu di leen dénoncer lu baax la boo leen dénoncer rek day yomb rek ñu jàpp leen gis nga am na jaaykati yàmbaay yu nekk ci dëkk bi ak sàngara yóbbu naa leen Kébémer 2 yoon 3 yoon ak Louga mais buñ yeggee rek ñu ne yow ñëwaat nga ñoom waa tribunal ñoo leen koy ñëkk a wax ñu dem ci prison ba waa prison bi ñu ne yow ñëwaat nga yow sa mbàjj gi bi nga ko fóotee sax woowagul sax nga ñëwaat dañ la koy wax mais ñun nag ñun duñ tàyyi ñun bu ñu koy kii rek ñun dañu yóbbu rek waaw. man li may dolli ci affaire drogue ak xeet bu mu mën a doon muy chanvre indien muy héroïne muy cocaïne muy LSD parce que quand même bi ma demee ba nekk adjudant dem naa fi stage Amérique dëkk bu ñuy wax Saint-Louis ci Louisiane affaire loolu lañ doon waxtaane mais il faut nit ñi xam ne période bii Sénégal toll
ñun plaque tournante lañu maanaam dañoo tàncu ci ay réew yoo xamee ne loolu mooy seen métier boo xoolee Afrique Sénégal mooy bakkan bi boo xoolee Sénégal Dakar moo ci gën a cate boo xoolee Dakar mu ngi jàkkaarloo ak New York direct dara doxul seen diggante lu dul ndox donc di biir continent bi avion bu ndaw mun na jëlee drogue Afrique du Sud indi ko Daaru Musti gii te kenn du ko gis parce que moyens yi mettre en œuvre suñu état yi amuñu ko te boo demee ba xarañ ci jaral na leen lu ne ñu jënd la amul lu ñu mënta def ba jënd la buñ la mënta jënd ñu briser la briser mooy dugal la ci incident wala boole la ak nit nga def loo xamee ne ëllëg ak si biir Sénégal yëpp dañ lay jëppi fekk defoo dara montage la contre yow drogue mooy li gën a dangereux ci homme de tenue jarul laal jarul dege ki nga jàppal fi nga war a yóbbu fa li nga war a lakk ko ci kanamu ñëpp ñu gis ko bàyyi Modou Diop ji yàgg naa signé sama PV incinération fu ma mës a jàpp yamba bu waa ji dem ci kaso bi lam bi may woo bàyyi Modou Diop ji mu fekkee moo Baye Cheikh Diop tal ñu toog ma lakk yamba ji seen kanam ci kanamu brigade ñëpp yi gis xam nga kanamu brigade moom goudron kenn du ko gas foofu lañ koy lakke ba mu jeex takk ci siwo ñu këpp siwo bi ba ñëpp gis ñu soog a dugg ci biir donc drogue dafa c'est très dangereux loo ci daw rek war ngaa daw lu ko ëpp mais aussi pour nga mën a xam réseau bi lu yomb la xam nga gos yi jaay yi fi caaxaan yi dañoo dof yow sa papa du footballeur sa papa du commerçant bu ñuy seeti sa papa du borom xam-xam bu borom lasaraar bu ñuy seeti te midi bu jot nit ñi daf joxe seen buntu seen kër bu jot ñu joxe seen kër mais am na lu fa xew parce que bu dara newuloon ci kër gi gars yi duñ bàggante diggante bi bàggante boobu nag am na lu muy jur am na lu ñu fay jëlee bu dee yow yaa koy def yaa leen di fekki bés bu set nga gàddu sa sac da nga am place yoo dem doo tëb benn place boo faral di dem rek yaa ngi fay def dara gendarme bi du ci boole wax ci bari da lay topp rek ba jàpp la donc loolu ñàkk trafiquant yi dañoo amul xalaat rek pour loolu yi may wax nii sax aussi danaa ci joxe benn xisa bu reelu dama toog benn dimanche ci brigade sëñ Fallou Asta Dieye moo ma daan yónnee chaque 5 heures cafetière café 5 heures bu jot du tardé kii yar xar yi te xar mi di ko topp laaj leen ko 5 heures bu jot mu indi cafetière café benn bés mu wooma man tam ma ñëw fekk si ko yëg mu wax sëñ bi li tax xanaa café gi dadul ñëw tey mu ne ma déedéet déewuma la loolu toogal ma toog mu am ku mu woo ci kër gi kooku ñëw toog mu ne ma waagaan ma ne ko Mbakke mu ne ma wóor yàlla ne dégg nga ko waaye man dama ci jaar nga dégg damay bañ nga jàpp ne waa ji li muy def ci sama kër gi dama ci ànd ak moom ma bëgg nag nga jël sa matukaay ba sama baat ni poto ndax coow li bari na daal di jaar ci turu kooka woo ko mu ñëw mu toog mu waxaat wax ji ci sama kanam ak kanamam mu ne ko sëriñ bi loolu man defuma ko tey defuma ko ëllëg te su ma ko doon def kii mënumaa jàpp ma daal di ree sëriñ bi ne kon yaa ko dégg ma ne ko sëriñ bi man maa ngi dem ci sama café gi waaye nag naa la wax leen ma ne ko moom nee na defu ko yow yëg nga ne mu ngi koy def moom nee na defu ko
ma ne moo te su ma ko doon def du ma ko man mënuma koo jàpp mu ne ma ne ko sëñ bi xoolal ci kaw mu xool ci kaw muy photo sëñ Modou Awa Balla ma ne ko def naa ko témoin weer wii ren weer wii déwén su ma la jàppul soo amee sa xaj nga tuddee ma ko mu ne ba booba ca timis ca kaso bi la fanaan fekk na li ma ko xamal sëñ Fallou xam na ko man xam naa ko waaye cër bi ma joxoon sëñ Fallou da koo teel a yëg mu teel a dindi loolu pour won la rekk ne gendarme bi la muy xam dafay bari waaye da koy dajale ba mu bari bu jógee rek nga xam ne jóg jot na léeg-léeg ma dab nit ci mbedd dawal sama oto ba tolloog ay tànkam ma freiné ne la yéegal nga yéeg du ma la nuyu du ma la tudd du ma la taas ma dawal ba sa buntu kër ne la wàccal nga wàcc ma ne li ngay def na nga ko bàyyi soo ko bàyyu daa la jàpp def naa ko fi ay nit ba tey ñu ngi may dégg c'est-à-dire loolu yëpp xeetu leçon booy dugal ci bopp nit ñi la man gis naa même fay mi fi nekk gis naa ay pexe yi muy def ay jëkki-jëkki ne jalañ ci biir gone yi du ñu xam li muy dox gone yi tasaaroo loolu yëpp ay leçon la mais gendarme moom du làmbatu lu ko tax a jóg rek na ko ñëw bu làmbatoo rek xamul li muy def exemple boobu noonu ba timis di jot laa jàpp waa ji mu ne ci biir ma woo sëriñ bi ba mu ñëw ma ne ko sëriñ bi mun a ma ne ko mboolu gerte baa ngi nii gerte caaf cornet yaa ngi nii mbuus yaa ngi nii ci sa gannaaw 404 ñu sulli lépp bañ ko peese muy 17 kilos def naa ko kër sëñ Fallou gii donc yooyu yëpp pour wane ne amul benn njariñ amul benn njariñ góorgóorlu jaamu yàlla defe naa moo ko gën mais dugg ci ay affaire drogue du lu gën daal ci xale yi. jërëjëf waagaan El Hadj sant nañ la bu baax waxtaan wi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe wax dëgg yàlla mboolem liñ bëggoon a